toujours dans votre acte du jour suñ fa jógee dañuy dem fële ca New York ginnaaw nag bërki démb bi nga xamante ni daal le grand oral bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ci ñi nga xamante ni tey jii ñooy jongante daal jëmale ko ci poste secrétaire général bu Nations Unies fële ca siège Nations Unies bi nekk ca New York maanaam candidat yi bi ñu dajee foofu ki nga xamante ni nag mooy le candidat favori de son excellence le président de la République du Sénégal de 2012 en 2024 Macky Sall actuel candidat au poste de secrétaire général des Nations Unies en tout cas wane waat na daal li nga xamante ni mooy leadership am wane waat na li nga xamante ni mooy charisme am wane waat na li nga xamante ni tey jii mooy homme d'état bi nga xamante ni doon na ko pour convaincre daal adduna wërngal këpp jëmale ko nag ci dimension bi nga xamante ni tey jii indi na ko daal di yëkkati niveau bi en tout cas ñaari vendredi daal doon na vendredi yoo xamante ni kenn dootu ko fàttee ci adduna muy le vendredi 17 juillet 2026 accueil chaleureux bi nga xamante ni defal nañ ko ci retouram fii ci Sénégal fële ca aéroport Léopold Sédar Senghor ba ca palais de la République le vendredi 24 juillet 2024 fële ca New York ku nekk gis nañ le président Macky Sall comment il a séduit le monde entier dama bëgg nag ñu xooli ji li xewoon fële ca New York li dal soir. J'ai prouvé par mes responsabilités antérieures mon indépendance qui a consisté dans ma diplomatie à dire qu'il n'y a pas d'exclusivité, qu'il n'y a pas non plus d'exclusion. Le dialogue pour moi s'impose avec tout le monde. Et aujourd'hui, cette crise de liquidité, en réalité, elle met en sourdine une crise de confiance. Et le prétexte, c'est la réforme. Donc, j'ouvrirai vraiment open book les comptes de l'organisation. Je mettrai également à la disposition de tous les États membres les propositions de solutions de réforme, tant au plan budgétaire qu'au plan des ressources humaines, de façon transparente. À partir du moment où les choses sont claires avec tous les États membres, il appartient maintenant à chaque État membre de remplir sa part de responsabilité et donc de s'acquitter de son devoir qui est sa cotisation par rapport à l'organisation. Mais le premier acte, c'est rebâtir la confiance et ça va être l'élément le plus important, je crois, dans le travail du futur secrétaire général. How to manage crisis in complex and political situations. Third, I bring continental experience through my chairmanship of the African Union and NEPAD. These responsibilities allowed me to address Africa's major challenges, including peace and security, human rights, and development. I also led the successful campaign for the AU to become a permanent member of the G20. Together, these experiences taught me to work with leaders from all regions, listen to every perspective, and build practical solutions. If elected, I will use this experience at the service of member states. I will be a facilitator of dialogue and a Secretary General committed to implementation, reform, and restoring trust. Trust in the organization, trust among member states, and trust for the people we serve. I thank you. Thank you, President Sall. Now we'll move to our first round of questions. The candidates will answer questions from both. ñu ngi waaj ñu ngi def suñu kéemtaay kàttan di gërëm ñëpp nag tamit surtout suñu xarit yi nga xam ni ñoo nekk ci internet bi ci chaîne YouTube yi ci réseaux sociaux yi ñu leen di wooye les républicains ci engagement bi ñu am di gërëm tamit pour waa Sénégal ci taxawaay ak teeru biñ ko teeru ak adhésion populaire bi am ci candidature bi di sant yàlla nag tamit ci fii ñu egsi metti woon na bi muy door waaye tey ñi ngi sant yàlla tey buñ jëlee ñi muy xëccool ñëpp yàlla tey wane na ni que candidature Macky Sall Afrique moo ko porté jullit yi ñi ngi ciy jàpp sud global ñi ngi ciy jàpp et képp koo xam ni yaa ngi Europe
ca bëgg àdduna bi am jàmm am nit ñi di waxtaan yaa ngi ciy jàpp donc loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. débat bi nag ñi muy jonganteel lay wax ku nekk dina wax xalaatam ku nekk dina wax gis-gisam ku nekk dina ko wax waaye débat bi tamit day am ci kanamu ONG yi parce que ONG yi donte duñu voté waaye ñoom ñoo nekk ci diggante askanu àdduna bi ak Nations Unies et jàpp naa ci fàttali Macky Sall moom dong ci candidat yi moo leen woowoon fii New York ni leen lii laa xalaate doxale Nations Unies nii laa ko bëgg a doxale wax leen ma seen xalaat mu doonoon lu njëkk ba tey jii nii moom rek moo ko ci def ONG yooyu nag quand même xëy na kàttan bu ñu am ak doole bu ñu am ci organisation bi moo tax ñu imposer débat bi tey nii dañuy déglu candidat yëpp loolu mooy mbiru débat bi donc Macky Sall mi ngi préparé wu alhamdulilah mi ngi tëju ak ñi koy xelal ci wàllu communication ak ñi koy xelal ci wàllu stratégie ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak moom bind programme bi tënk programme bi nga xam ni moom la proposé dëkk yi nga xam ni ñoo bokk Nations Unies sa ñooy voté vote bi nag baax na ñu leeral ko P5 la mooy dëkk yi am droit de veto après P5 conseil de sécurité la après conseil de sécurité nag la fay génn moom la ñuy yóbbu assemblée générale état yi léegi P5 moom ñun ñëpp xam nañ dëkk yi Amérique la Russie Chine France Angleterre ñooñu ñoo am la ñuy tuddee droit de veto fukki place yi ci des day wër-wërloo ci àdduna bi Afrique am na ci Asie am na ci Europe am na ci continent américain am na ci loolu mooy tax ngeen gis président Macky Sall muy tukki di dem ci siège yi ñi nga xam ni ñooy membre conseil de sécurité bi parce que ñooñu ñooy voté mais nag àdduna bi tey jii nii mënatoo fee def dara ci doo tenir compte ci opinion bi nag aux Nations Unies ONG yi ñoo ko yor te ONG yi 8000 la ci Nations Unies reconnaître 8000 yi li ci ëpp ñoom ñoo dajaloo tey def lii nii créer QG topp Macky Sall di battre campagne am parce que ci programme mu Macky Sall daf ci jël en considération ONG yi moo tax nga gis ci africain yi muy wane ni que Macky Sall candidat wu Afrique la moo tax nga gis fi asiatique yi parce que Macky Sall dafa jël seeni préoccupation ci ay affaire environnement moo tax nga gis fii waa Moyen-Orient dañu jàpp ni que dañu bokk ak moom diine ba pare dañu jàpp ni que mën na indi jàmm foofu moo tax nga gis fi ay américains parce que ñoom dañu jàpp américains yi dañu jàpp ni que àdduna bi lépp waxtaan moom ñoo ko nekk loolu cër boobu ko yàlla may ak daraja boobu mu mën a wax ak waa Amérique mën a wax ak waa Chine mën a wax ak waa Russie di wax ak waa France di wax ak même ñaari dëkk yuy xuloo yaakaar boobu la ONG yi am ci moom moo tax ñu koy jàppale pour que mu toog pour que nag quand même jafe-jafe yu bëri dootul ku wax président Macky Sall wax ñi dellu seen Sénégal gannaaw ñaari at bi mu perdre pouvoir bi yow nga bokk ci ñi nga xam da nga koy xelal di ko jàppale naka nga gisee wala jàngat bi nga am ci retour bi nga xam ne def na ko Sénégal waaw man de jàngat bi mooy sant waa Sénégal waaye tamit ci li ma koy jàppale ci ONG yi dindil na ma wax dëgg yàlla ndëg bu rëy moo tax dama ciy gërëm waa Sénégal di ci gërëm président Diomaye donte ànduma ak moom mais ma sant ko parce que ñi ñuy xëccool bari na ñu daan wax naa ni non Macky Sall moo def lii Sénégal ay ñemewul ñëw Sénégal waa Sénégal jàppaleetuñ ko waa dëkkam sax jàppalewuñ ko waaye ku gis lii xew nii ñeme journaliste wala société civile ñemeetul wax jooju parce que Macky Sall barki démb la jóge Sénégal et àddina bi yëpp gis nañu ni ko waa Sénégal teeroo et communiqué bi président Diomaye def firndeel na ni que réew mi ngi ci ginnaawam donc loolu tax na ONG yi ñuy jàppale dañ ko tekki ci langue yëpp tas ko seen biir léegi ñëpp xam nañ ni que xëy na yëfi politique moo taxoon nit ñi di wax lu yooyu mais dara amu ci ñu dégg ministre
des forces armées mu wax ni que amul enquête bu ko concerné amul procédure bu ko concerné amul dara lu ko concerné donte bokkul ak ñi yor nguur bi parti tey Sénégal yëpp a dajaloo di ko jàppale mu doon nag loo xam ni lu rafet la tax na ku mel ni man nangu naa fàtte sax li ci ginnaaw parce que ñun noonu la ñu mel mën nañoo bañ a ànd waaye ñu bañ a féewaloo mën nañoo bañ a ànd waaye ñu sàmm jàmm suñu diggante ku ci nekk li la yàlla may yàlla moo la ko jagleel doomu aadama mënu ci dara mais ñu rafetal rek parce que Sénégal nag ak lu nit ñi wax ak lu mu metti man dama koy jël ci sama bopp Barthélémy Dias ñëpp a xam ni daf ñu doon xeex fu mu toogee ci télé bi ak ba xeex bi di gën a metti danaan Mame Mbaye sama doomu ndey la man amul kenn ku mën a laam-laamee ni que Macky Sall bu dee xeex maay jiitu te waxaalewuma ak kenn mais fu ma toogee ci télé ni Barthélémy Dias sama doomu ndey la bokkuñu gis-gis politique bokkuñu jëmuwaay politique mais laa biir ak jàmm ak respect dox na suñu diggante et loolu lu ñu mën a def Sénégal nañ fexe ba sàmm ko parce que loolu moo ñu utaleeg dëkk yu bari donc di sant waa Sénégal et di ñii ñaan nañ gën a ñaan yàlla mën na indi ndam parce que tey kuy xool yëf yi donte am na ñuy jéem a wax naan ay non ay Africa Watch xawma Human Rights Watch def na rapport ci kii yëg li am cay dëgg mooy dañu jël candidat yëpp ñu def analyse defuñu enquête ñu ni ndaw si lii lay ko gars yi di reprocher opinion bi lii la koy reprocher Macky Sall lii gestion wu crise bi amoon Sénégal la ñuy wax ba léegi mais loolu ñoom bañ koy def ñetti semaine ci ginnaaw la woon mais Macky Sall bërki démb la jógee Sénégal donc tontu baa ngi noonu Nations Unies 8000 ONG la tey man Mame Mbaye Niang mën naa wax ni que sur les 8000 ONG parce que man maay liggéey ak ñoom comme ni nga gis ñi fi toog nii yëpp ay ONG la man damay wax ak ñoom damay jokkalante ak ñoom ci 8000 yi man mën naa wax ni que 5000 yi ñi ngi jàppale Macky Sall ñenn ñi gisuñu ko waaye li mu jël seen préoccupation ci programme ci bu ko yàlla joxee Nations Unies te moom dong mu def ko ci candidat moo tax ñu dajale seen xaalis seen alal di louer ay hôtel di def ay QG di defar ay casquette di campagne di nekk ci réseaux sociaux yi loo xam ni sax xëy na ñu dëkk Sénégal gisuñu ko donc ñu sant ci yàlla di ci gërëm bu baax merci beaucoup. kon yaakaar naa ni ñoo ko seetaanandoo muy discours bu président Macky Sall fële nga xamante ni mooy ci siège Nations Unies mu nekkoon nag le grand oral muy le vendredi 24 juillet 2026 mu doonaat beneen journée historique doon beneen journée boo xamante ni le Sénégal a été élevé au plus grand haut sommet de son rang à cause de son fils muy le digne fils du Sénégal président Macky Sall, un homme serviable, un homme social, un homme de paix, un homme stable, un homme d'État, un homme charismatique, un homme multidimensionnel. Aujourd'hui le monde entier est rivé jëmale ko nag ci président Macky Sall jëmale ko nag ci ambition yi nga xamante ne tey jii am na ko ci coursam li nga xamante ne tey jii dëkkam defal na ko barki démb rek dafa joxe confirmation jëmale ko nag ci dëkkam ci boppam ñoom ñoo ko daal di tànn ànd ak moom. yaakaar naa ni loolu rek doy na tontu ki nga xamante ni mooy Mbaye Rapport Mbaye Der Caché Mbaye Sweet Beauty doy na tontu ki nga xamante ni mooy Seydi Gassama doy na tontu kii di Guy Marius Sagna doy na tontu ki nga xamante ni tey jii mooy kii di Waly Diouf Bodian jëmale ko nag ci li nga xamante ni moom président Macky Sall def na ko ginnaaw nag bi nga xamante ni moom Mame Mbaye Niang dellu soon na bokk ci li nga xamante ni ñoo yor communication président Macky Sall jëmale ko nag ci satisfaction boo xamante ni tey jii àdduna wërngal këpp daal dinañ koy am malgré nag waa xol bu tàng dégg nañ leen ñuy fen suba ngoon guddeeg bëccëg di naan daal kii di Donald Trump dafa retiré daal li nga xamante ni mooy soutien ci Macky Sall bëgg a soutenir ki nga xamante ni daal mooy Infantino bi nga xamante ni moom moo jiitee FIFA may laaj ndax da ngeen gis Infantino mu doon candidat ci li nga xamante ni mooy poste secrétaire général des Nations Unies comme ni ma koy waxee rek nitu Pastef gàcce du leen rey ba tey ji ñi ngi continuer daal nekk ci plateau yi di fen suba ngoon guddeeg bëccëg